waaw ma wax ni damay sant yàlla julli ci yonent bi parce que di rafetlu ni nga xam ni noonu la ñu campagne d'abord fii ci Grand Yoff ak fii ci Ndakaaru muy campagne bu sedd bu dal ma ni kooku mu mel ni dañu doon communier ñun ak communauté catholique bi nga xam ne mi ngi ci weeru koor tey dimanche di dimanche des Rameaux donc semaine sainte bi dugg xëy na loolu aussi insufflé nañu xelal nañu ba xel yi dal mais ci scrutin bu mel nii ñun dañ ci xaw jaaxle parce que niñ ci jaaxle mooy patam beeg yàkkamti bi pour def ko doon na obstacle ak handicap bu rëy kenn amul jotu seeti nit ñi bu bari kenn amul jotu wax ak nit ñi kenn amul jotu préparé gis ngeen campagne bi ni mu demee ci 7 jours nit ñi parewuñu woon dugg ci mais du loolu moo am solo nañu fexe ba def élection yi ci jàmm ak dal ñu def ko mu teey mu wóor mu sedd nañu fexe ba nga xam ne suñ fi jógee dinañ ni Sénégal kat wanewaat na boppam ci def scrutin bu sincère su scrutin bu serein. am mbir yu ci nemmeeku mooy wax nañ ko ci wàllu enveloppe yi nga xamante ni ñenn ñi dëkkee nañ ko également le fait que yenn observateurs yi teewuñ ci yenn bureau de vote yi loolu it ñu ngi ci. waaw xam nga scrutin bi dama la wax ni niñ ko organiser du bi gën te ku xam élection xam li ma wax lan la dudd du bi gën du ni gëne soo xoolee rek bulletin yi gis nga bulletin bu non bi niñ ko defaree c'est pas neutre gis nga ci élection dara neutre ñu jël rose bi def ko rose pâle binde ko binde boo xam ni leerul xam kooku déjà handicap la pour ñi nga xam ni loolu la ñu gëm te loolu la ñuy woote nga wax enveloppe yi nga wax absence su observateurs yi yooyu yëpp day tey xel mais bu mu tere nit ñi ñu ñëw voter na nit ñi génn voter na nit ñi taxaw voter parce que référendum li président Sénat bi wax dëgg la taux bu faible bi ñun ñëpp dañ ci war jóg fii ak ngoon pour que nit ñi génn voter mais référendum nekk na scrutin bu particulier li mu nekk scrutin bu particulier mooy xam nga duñ ci dugal ay nit duñu wax ni diw la ñuy woteel duñu wax ni pour diw dañ naan dañuy wote rek ngir lii mais nit ñi nañu xam ni dañuy wote ngir Sénégal lii boobu Sénégal la parce que suñu ëllëg la ñuy voter suñu ëllëg la ñuy décider ku génnagul na nga génn voter si loolu mooy wane seen bëgg seen taxawaay seen Pastef ci Sénégal parce que référendum loolooy doole mais dama ni su waxtaan wi gënoon yaatu nit ñi am jotu préparé ko lii ñuy jooy duñu ko jooy. lan mooy impact choix mandataire yi ci Khalifa Sall ak politique am dara amul benn impact xam nga lu tax élection bu ni mel élection wu valeur la ak ngëm-ngëm man looloo ma ci dugal am na ku bind ni Khalifa Sall perd des cartes ma di ko tontu ni man ma perte ay cartes moo gën ma perte sama gëm-gëm sama yaakaar ak sama taxawaay je refuse je préfère perdre mon âme et mes convictions que di perte ay cartes parce que ba may dugg ci politique gëm-gëm ak yaakaar ak yéene moo ma ci dugaloon bis bu ma ko ci mënatul am rek ma baax donc li may doon kooku amul solo li sama ëllëg amul solo yàlla moo ko yor dana def li gën ci man te lu ma teg ma nangu ko te nag su lu quel que soit ëllëg bi damay continuer rek ci li ma ne. kooku laa bëgg mu leer. ak lu ci mënta ne rek dañuy continuer incha allah dañuy dem dara duñ téye lu dul yàlla. monsieur le maire ci biir bureau de vote yi gis nañ que ni li nga xamante ne ñooy mandataire u non yi amuñu liste yi nga xamante ne ñooy nombre de votants yi lan moo waral loolu. waa loolu moom xam nga dama leen wax ni élection bi li ci lënt dafa bari xam nga Sénégal dañu tàmm élection normalement bala ñu daan dem élection ñëpp daañu jot listu électeurs yi bureau de vote yi d'abord daañu xam ñaata bureau de vote la daañu xam bureau de vote bu nekk fan la ne ensuite liste bu nekk di nga jot dinañ la jox ci clé USB listu électeurs yi comme ça ñëpp mën ko distribuer
représentant ku nekk sooy dugg ci bureau bi di nga xam ñaata nit ay voté ñanay voté gis nga léegi bi ma duggee waa ji dafa wax sama tur wax sama kañ laa judd wax sama turu ndey ak sama turu baay normalement su fekkoon ku nekk yor nga liste bi di nga contrôler donc ñàkk a def loolu lënt la luñ ci jublu ñoom ñoo xam parce que du tey la ñu def élection ci Sénégal du tey lay mujj dañ daan def élection yoo xam ni ñëpp mën nañu wax lu ne mais ñi koy organiser daañ def ba kenn du leen mën def grief ñaareel bi ñu wax ne dañu dugal ay assesseur yoo xam ni biñ leen di désigner amul seen carte d'électeur ba ñu leen localiser leen loolu source fraude la xam nga lu tax assesseur beeg secrétaire bi dañuy fexe ba mu dëkk wala ñu dëkk fi nga xam ne foofu lañ leen di defee mais nii ñu defee nii su fekkee dëkkuñu Grand Yoff ak fu mu mënta ne ci Sénégal dëkkuñu fa importation d'électeurs la parce que ñëpp xam nañ ne loi bi dafa ne assesseur bi ak secrétaire bi dañuy voter fi ñu nekk su fekkee da nga jël ñoo xam ni dëkkuñu Grand Yoff nga indi leen biir Grand Yoff ñu doon fa assesseur xam nga dañuy voter xam nga day yokk ci électeurs yi soo ko xoolee Grand Yoff ni mu toll 102 bureaux de vote nga multiplier ko par 2 par 3 ñaata lay doon soo ko defee ci biir Dakar ñaata lay doon soo ko defee ci biir Sénégal ñaata lay doon mën na doon des milliers de voix importées jalgati boobu moo rafetul moo warul moo baaxul parce que xam nga Sénégal du guléet ñu def fi élection donc élection nañuy fexe rek ba coow bañ ca jub parce que su ci coow jubul mooy li gën ci ñun mooy li gën ci réew mi. S'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.